nuyoo di nuyu ñëpp xibaar li ci gën a fës li mu ko liir yi faatu ci lakk ga woon ci hôpital Magatte Lô bu Linguère yokku na mi ngi si juróom léegi gannaaw bi kenn ci liir yi ñu rawale woon hôpital Touba ñàkkee bakkanam ñaar fukki liggéeykat ak juróom yu Twyford di société buy defar caro la gendarmerie jàpp démb dañ doon manifester ngir wane seen jàppale ay délégué personnel yu ñu fa dàq ministère bi yoon njàng mi indi leeral ci mbirum juróomi junniy jàngalekat yi ñu war a jël naka noonu tam naka lañ koy séddalee ak duñ koy defee ñu xam ne nag lépp dina jaax ci yoon ci jël googu daañu seeg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nest du leen ci ay faram-fàcc. El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak mbirum lakk gi am samedi bi ñu génn ca hôpital Magatte Lô bu Linguère ji ñeenti liir daal di woon ci ñàkk seen bakken ci sasi ci nag xibaar yi mujj am na keneen ci ñaari liir yi nga xam te ne ñoom la ñu rawale woon ca Touba kenn ki daal di ñàkk bakkenam démb kon mu nekkoon juróomi liir yoo xam te ne faatu nañ kon ci lakk googu gendarmerie moom di wéyal l'enquête am ngir leeral mbir moomu nag tax ñi daal di def doxantu ca centre de santé bu Wakhinane Nimzatt nekk ca Guédiawaye ngir xool ñi nga xam te ne ñoo nekk ci unité néonatologie te ñu toppatoo liir yi soog a juddu toppatoo ba naka la fa demee ak ndax li leen war yëpp ñi yor wàllum wér-gu-yaram ñi ngi koy taxawu foofu la ci liggéey bi reportage Omar Mbow. jéeya bu amoon ca hôpital Magatte Lô bu Linguère du benn jàngat bi nga xamante ni yenn centre de santé yu nekk fii ci banlieue bi def nañ ko bu nekk ca Wakhinane Nimzatt foofe ci ab heure liggéey lañu fekk personnel bi ci accueil bi ñuy jouer ab lido. ci bi ñu rombee foofu dox tuuti dugg ci salle néonatologie bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va. bien merci. benn sage-femme dong lañu fekk muy toppatoo bilee xale. yeneen ñaari daal di tëdd ci lal yi ni ñu tëddee nag boo xoolee da ngay xam ne koor gi moo leen ko yóbbee. fi ngeen nekk. waaw. da ngeen fiy liggéey. sage-femme. macha allah. ça va. ça va bien. Omar Mbow journaliste RFM. Omar Lo. Mbow. waaw. dama ñëwoon pour def benn reportage rek quoi. xool ni ngeen di liggéey mbaa méttiwul affaire yooyu quoi. ah. ci bi ñu duggee ci centre santé bu Wakhinane Nimzatt ba ñuy génn nag amul benn gardien bu ñu gis. RFM Wakhinane Nimzatt Omar Mbow. Omar Mbow wax ci lu soxal ba léegi wàllum wér-gi-yaram ak dogal bi nga xam te ne ministre de la santé xam ne ne médecin bu bañ a demati ci biir réew mi liggéey foofu dañ lay daal di tere nga daal di liggéey loolu nag dogal bu jaadu la bu ñu sukkandikoo ci koo xam te ne xel màcc na ci wàllum yoon rawatina lu jëm ci wàllum liggéey lenn loolu ministre bi am na sañ-sañ bi Pape Siba. ministre de la santé am na bu baax a baax sañ-sañ tere médecin ne ko dootoo exercer fii ci réew mi su fekkee ne ni nanguloo dem ci gox-goxaat yi ngir mën a jëriñ askan wi loolu di leeralu spécialiste gestion des ressources humaines moom mu ñu waxal nag mu ni ministre bi autorité boobu mi ngi ko jëlee ci ordre des médecins ci ay dispositions yoo xam ne ñoom ñoo wax ne autorisation ci moom lay jóge waaye nag Abdou Fouta Diakhoumpa moom ancien inspecteur du travail la nee na dafa am ñaari catégorie agent public ñenn ñi di ay fonctionnaire ak ñi nga xam ne duñ ay fonctionnaire waaye bi léegi nguur gi moo leen di liggéeyloo mu ne nag dafa am agent wu privé boo xam ne nii fi nga xam ne nii dañ ko fa nar a yóbbu dafa war a bokk ci contrat wama su fekkee ne ni leeraluñ ko ci contrat bi nag mën na taxaw ne du dem su fekkee ne nii nag mi ngi ci ñaari catégorie fonctionnaire yooyu nag ñàkk a dem moom ak dàq mën na ci topp. fonctionnaire dafa wuuteeg koo xam ne day liggéey si këru liggéeykaay boo xam ne nit a ko moom maanaam li ñuy wax entreprise privée foofa bu dee da ngaa am contrat bu dee defuñu si sa contrat li ñuy wax ci tubaab clause de mobilité mën nañu laa affecté boo si àndul wante fonctionnaire mu di médecin ba di policier ba di jàngalekat ba amul sañ-sañ boo xam ne da koo may ñu ne ko yow kat jël nañ la fële lan la soxlaa nga ne du ma dem bu dee dañ laa yóbbu si barab da nga faa war a dem liggéeyi boo bañee nag loolu njuumte lu mag la
loo xam ne mën nañ laa dàq. Abdou Fouta Diakhoumpa di leeral nag ne dàq gi du nekk lu lay topp ba faw ministre de la santé jël dogal tere yenn médecins yi nga xam ne nanguwuñu dem ci biir gox-goxaat yi ngir liggéey fa loolu am ginnaaw bi ñu affecté benn gynéco ci Kolda mu bañ fa dem. Abes Diba des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak lu soxal ñàkk gi jëm ci xeex mbas mi di coronavirus Sénégal bokk ci réew yi nga xam te ne waa Congo dañ leen a fas yéene jëbal ay ñàkk toll nag ci 1 million ak ñetti téeméeri ñàkk yoo xam ne dafa nar a des foofu la ci réew mi te nag buñ ko bàyyee foofu dafay yàqu kon ñu nar ko may réew yu mel ni Sénégal Ghana ak Togo ndaxte ñàkk yooyu République démocratique du Congo kon am ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin la war a jeex moo tax ñu loolu au lieu muy des ñu fas yéene ko may ay réew yoo xam te ne kon daañu ko mën a soxla mën ko ñàkk seenu askan di ñàkk bii di AstraZeneca. des lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak ñaxtu ñi nga xam te ne ñooy jigéen ya dëkk bii di Mbay Sarr nekk ca commune bu Fass Ngom te diwaanu Ndar ñoom nag jigéen yooyu li ñu sàkk mooy bërëb bu fajukaay ndaxte nee nañu bu ñu bëggee faju wala matu jafe-jafe dëgg lay doon ci ñoom Mohamed Nabi Sila. ay morso yu xonq yu ñu gàlloo moom la jigéenu Mbay Sarr nekk ci commune bu Fass Ngom xëyee ngir wane jafe-jafe yi ñuy dundoo. yi fi manqué bokk na ci tali boo xam ne jóge Paal ba Bàccaas ba pare ran la bu tawee kenn du ci mën a jaar 10 kilomètres ngay daw doog a dem poste de santé ba jigéen ñi guddi lañ leen di yéegee leen ci charrette yi ñuy accoucher ci kaw charrette yi ak di accoucher en cours de route te loolu jaaduwul poste de santé la ñu bëgg école bi nga xam ne depuis 78 man si laa jànge jeune diplômé yi nekk ci gox bi yëpp fi la ñu jóge mais boobu ba léegi amul clôture amul ndox amul courant amul dara mbaam yi fa la ñuy dàqantee wax dëgg yàlla sonn nañ suñu xale yi nekkuñu ci sécurité. gannaaw Fatou Wade mi naataangoom bii di Fat Dieye jot ka feelu laata Cheikh Fall bu Mbay Fall di leen dëggal. ñoo ngi bëggoon ci financement yi ku ñu mën a jàppale daal ba mu ñëw ñu defar suñu dëkk bii ndax ñun Mbay Sarr kese la ñu am moom la ñu tiitaroo suñu soñoon moom yëpp ñooy bokk moom daal ñoo ngi ñaan ñëpp ñu ñëw jàppale ci. amuñu liggéey jàppale wuñu dañuy jógee fii ñun ñëpp dem Dakar di liggéey ñii dem Ndar di liggéey te bu ñu defoon fi usine wala dara dinañ mën a liggéey ci zone bi toog fi liggéey jege suñu famille di mën a liggéey bu ñu wàccee dem suñu famille. ñoom nag ñu yaakaar saafara ci nguur gi. ñoo ngi lancé appel nag aux autorités yi nga xam ne si comme monsieur le maire Alioune Sarr ñoo ngi woo son excellence aussi monsieur Macky Sall ak première dame Marème Faye Sall suñu jigéen ñi sonn nañ ñu wallu ngir yàlla. Mbay Sarr nekk ci commune bu Fass Ngom lu mot fukk dëkkaan ak juróom doon lu ko wër benn bu ne mu doon buntam ngir ñu daw juróom-ñaari kilomètre laata ñu yegsi ci Paal. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. RFM rajo askan wi. 8h tegal juróom-ñetti minutes way ci xibaar yi wax ci leneen jëm ci ay liggéeykat yu kër gi di Taifoot di kër goo xam te ne ay chinois ñoo ko moom di defar karo fii ci réew mi liggéeykat yooyu nag démb dañoo génnoon ci mbedd mi di ñaxtu baare tali bi di wane seen naqar gannaaw bi nga xam te ne fukki délégué ak juróom-benn dañ leen fa dàqee le mujj nag mooy ñaar fukki liggéeykat ak juróom gendarmerie teg na leen loxo waaye nag seen naataango liggéeykat yi nee neen mbir moom duñ ko seetaan daañu wéyal xeex bi ndax nag dàq goog ñu dàq seen délégué personnel yi jaarul yoon Abdourahmane Diallo. circulation route nationale bu ñu bloqué lu ëpp benn waxtu liggéeykatu usine chinoise bi ñu duppee Twyford te muy defar karo ñuy ñaawlu fukk ak juróom benn délégué yi nga xam ne dàq nañ leen Abou Sène ci syndicat bi la bokk. daaw ñu naan ndox mu baax ay ndoxu foos dañuy naan ci biir lépp am nañ preuve bi usine bi amul woon wax dañ la daan fay salaire bu misérable ba pare wala ñu lay liggéeyloo liggéey bu bon di la baleloo di leen def loolu leen neex boo waxee xam nga lu ñuy wax baal ba contrat bi jeex. parce que APIX may na leen ñu am possibilité signer contrat di ko renouveler ba heure bu leen neex foofu lañ jàppoon def ñu jàmm léegi nag bi ñu amee délégué ndekete yoo ñun dañ ñoo def délégué ñoom ñu nangu pour après ñu jël xaalis jox ñu pour ñu noppi ànd ak ñoom loolu ñu bañ nag délégué bi nekkee délégué léegi xam nga suñ mandat 3 ans la ci 6 mois lan dàqaat délégué c'est parce que xam nañ ni ñii nii mënuñu leen a corrompre. liggéeykat yi nag di wax ak njiitu réew mi moom mii nga xam ni fan yi yëpp ci wàllum xëy ndaw ñi lay wax ñu koy yëgal ni lu ëpp junni ndaw boo moyul fan yi dinañ ñàkk seeni liggéey. président Macky Sall bu yaakaaree ni régler situation jeunes yi mooy wutal leen liggéey au lieu que mu protéger ñi am liggéey ba pare mi ngi nax boppam tey ay junni nit ñoo war a génn tey lan pare pour dàq tey ñoom chinois yi xam nga lan la ñuy wax du mujj fenn. c'est parce que ñun la dañ ñu koo wax ban sonn def leen attention lekk leen lii nous sommes en Afrique nous sommes au Sénégal seeni njiit duñ ci wax dara du mujj fenn ba léegi nii tayit foofu lañ mujj du mujj fenn da ngay wax ak ñoom ni leen waxu inspection ñun la faale wuñ ko da ngay wax ak ñoom ni leen ministère ñun la faale wuñ leen. lu mat ñaari at a ngi nii liggéeykatu usine defarkatu karo yi ñu duppee Twyford ñuy yuuxu fu ne anam gi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee teewul seeni direction ak kilifa yi kenn yeeyu ci yàbbi RFM Mbour.
Abdourahmane Diallo wax ci mbay mi ak campagne njaayum gerte bi ñu génn nguur gi nag xam ne ne lu toll ci juróom benn fukki milliards génne dog gi dafa nangoon kon ci campagne bi ñu génn loolu nag jaaxal lool kuréel gi di aar sunu moomeel ëmb ay baykat ñoom nee nañu li ñuy laaj mooy foog ñu leeral koppar yooyu fu mu jaar ndaxte jiw yi baaxul matériel bi tamit doyul ak jafe-jafe yoo xam ne meeku nañ ko ci campagne bi ñu génn Ibrahima Diame. mbootaay bi nag ne mënul d'accord ne lu mat juróom benn fukki milliards ci sunu koppar moom nañu daal di investir ci campagne agricole bi ñu génn tax mu janook taskatu xibaar yi ndax nee na gisul fenn ci biir àll bi fu nga xamante ni loolu mën na ko firndeel du ci engrais du ci jiw du ci tamit matériel agricole. Bassirou Ba moom moo jiite mbootaay bile ñu duppee mouvement aar sunu moomeel. 60 milliards yooyu aar sunu moomeel dafay dóor ci taabul bi na mu ngi laaj état Sénégal nañ ñu wax 60 milliards yi fu mu dugg parce que aar sunu moomeel gis na ne bi ñu joxe juróom maanaam 40 milliards yi moment bi ñu joxe 40 milliards moment boobu li baykat yi doon am ci jiw doon ko am ci engrais doon ko am ci matériel agricole ak bon bi ñu joxee 60 milliards yi amuñu ko. mbootaay bi nag nee na toogul benn place di wax ndax nee na dugg na ci biir àll bi waxtaan ak béykat yi waaye daanaka amul kenn ku ci am satisfaction. dox nañ wër nañ gis nañu suñuy ndaw suñuy nit ñoo ko wax. chiffre yi nga xamante ni moom la ministre de l'agriculture daal di joxe ne moom la ñu am ci wàllu production gerte ren jile mouvement bi nag taxaw na weddi ko bi mu set wicc ne loolu lee amul la. li mu joxe ay chiffre boppam la yu mu mën a gaase kese amul c'est faux na président xam ne kii mu fii teg daf koy nax di utiliser baykat yi. usine bi di Sonacos tamit bokk na ci waxtaan bi nga xamante ni ñi di waa mouvement aar sunu moomeel tudd nañ ko li ñuy ñaawlu nag moo di ne usine bu nga xamante ne defar diwlin moo la tax a jóg taxaw kon di jaay di exporter gerte kemb boobule bitim réew. Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame di leeral gu jëm ci wàllum liir yi nga xam te ne ñoo faatu ci hôpital Magatte Lô ci xibaar yu mujj nag gune googu faatu ca Touba laalewul dara ak ñi faatu woon ci lakk ga am ca hôpital Magatte Lô bu Linguère gune googu geneen gune la goo xam te ne moom kon da faatoo ca l'hôpital ba ñi nga xam te ne ñooy ñaari bébé yi ñaari liir yi kon faatu yi rëccoon kon ci lakk googu ci hôpital Magatte Lô buñ sukkandikoo ci waa ministère de la santé kon ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci dund ñu ngi ci sant yàlla kenn ki mi ngi ca Linguère kenn mi nga ca Barkédji kon ñoom ñaar bu laalewul dara ak bébé bi nga xamante ne di liir bi faatu foofa ci hôpital bu Touba. wax lu soxal wàllum juróomi junni jàngalekat ci nguur gi ne daañu ko jël bu nu sikkandikoo nag ci waa ministère de la santé jël nañ matuwaay yëpp ngir lépp daal di jaax ci yoon ak naka lañ koy doxalee nee na nag lépp dina leer ci syndicat bi am na nag ñuy liggéey ci wàllu ek privé yi ñoom di sàkku ñu fexe daal ba lépp jaar yoon képp koo xam te ne yeyoon na ko ñu daal di ko jox ci anam yi mu waree Pape Balla Gueye. lu tolloog fanweeri junni ak lu topp ci ay jàngalekat yu ñu war a jël fileek 2025 juróomi junni yi nga xamante ne ñoom la ñu fas yéene jël daanaka ab jéego la ci gis-gisu ñi di jàngalekat yi nekk ci secteur privé bi lee Samba Dabax Cissé di rafetlu lu ni mel tey xam le ne lépp nag dafa war a leer. bu mu doon rek ab recrutement boo xam ne dañ ciy basé wu pour caser clientèle politique maanaam pour utal seen i waayu politique wala seen i nitu parti ay poste ci jàngale bi nañ ko teg ci ay critères yu transparent nañ ko teg ci ay conditions yu leer nga xam ne képp kuy sénégalais te mën a remplir fonction yi mën nañ ko jël. moom mi yore kàddu ministère éducation nationale Mouhamadou Moustapha Diagne di dalal xel yi moom nag muy xamle ne daanaka bépp matukaay jël nañu ko ngir fexe tànneef gi doon loo xam ne lu mucc ayib lay doon loolee gannaaw waxtaan wi am ci diggante jëwriñ ji ñu dénk wàllum njàng meeg njàngale mi ak ñi nga xamante ne ñoo ciy yëngu. ñetti junni ak donc juróom-benn téeméer juróom fukki yi ñoom ay maître la ñu doon préscolaire école yu ndawaan yi ak élémentaire ak aussi dañ jël si ñoo xamante ne bi pour li ñuy wax daara moderne dañ ci jël aussi ay jàngalekat junni bi nag ñetti téeméer ak juróom fukk ñoom ay professeurs la ñuy doon yoo xamante dañuy dem ci collège yi ak ci lycée yi maintenant pour condition recrutement bi alors il faut ñu xam ne recrutement bi minimum bu ñu laaj mooy bac parce que léegi jàngale mi kenn mënu cee dugg te amoo bac. ci beneen wàll coordination jàngalekat yi nekk ci position de stage ñoom nag ñuy tàccu waaye Babacar Koté muy xamle ne jamono ji faw ñu tàggat leen gannaaw bu yàgg ba léegi ñu ngi toog di xaar. loi bi moo ne boo amee diplôme yow da nga war a dem encore formation mais loolu yaakaar naa plus la pour éducation am déet rawatina tey ngay dégg ñuy naan enseignant yi way amuñu niveau enseignant yi tey wax dëgg yàlla dégguñu français
xam nga loolu yëpp dañuy tooñ enseignants yi rek waaw bu fekkente ne état taxaw na taxawaay bu gën yaakaar naa loolu yëpp du am tey laaj ñu xaalis laaj ñu dara formation lañ. tontu li jógee ci directeur formation ak communication ci ministère de l'éducation nationale muy xamle ne daanaka ay jéego ñu ngi koy def waaye nag faw rek mbir yi ñu def ko ndànk-ndànk. jël nañ ci presque 199 ñooñu wax dëgg yàlla FASTEF mi ngi koy toppatoo mais dafa am nag ñeneen ñu demandé mise en position de stage mais nag il faut ñu xam ni mënuñu rek at jël enseignants yi ko bëgg yëpp yóbbu leen en mise en position de stage loolu aussi mënul nekk ndax at bu nekk dañ ciy jël benn donc yokk nañu nombre bi ñu ci des aussi nañ muñ tuuti ba peut-être ci fin d'année bi daañu lancé waat beneen commission. lu tolloog juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ci ay dossiers yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi fas yéene koo tànn mbindu mi nag ci internet gi lay doon te du yàgg dara ñu daal di koy door. des ba léegi ci wàllum njàng mi ak lu soxal université yi ak dogal bi nga xamante ne kilifa yi kudd ak université yi jël nañ ko ci ne léegi codification yi ci wàllum internet yi lañ koy jaarale loolu nag ak tamit ku gën a xarañ lañ koy jox di loo xamante ne étudiants yi ànd nañ ci donte sax ñu ngi sàkku lépp daal di leer mu bañ a am lenn lu ñuy laam-laamee nday muur sembeen waxtaan yi ñeel codification yi daanaka yembagul ba tey bu ñu sukkandikoo ci Bassirou Tine moom mooy coordonnateur bu liste orange. négociation yi ba léegi mooy avant ça continue mais instant yi du ñu toll ci élection semaine bi dañu waroon dem élection puis que ne xëy na tombé gu ñu d'accord ci certains points gars yi ba léegi du ñu suspendre woon processus électoral bi léegi date des élections la ñuy xaar pour kii ko génne ko comme ñu xam ban kii la ñuy dem élection incha allah moom mën naa ne ak d'accord nañ ce qui a secteur gi ne woon na benn communiqué sax ba prononcé wu ci problème boobu noonu. plateforme bi teg nañ ko waaye dafa am tuuti lu des loolee Insa Diédhiou di coordonnateur des écoles à institut de l'UCAD moo ñu ko xamle. d'après le technicien joueur ñu ngi doon waxtaan ak moom plateforme mën nga ko teg mais am na nu mu war a doxee te nu muy doxee ay code la ay ñoom ñoo ko maîtriser daal la ñuy wax. il faut des milliers de codes yoo xamante ne ñuy dugal pour kan saa yu mu fa duggee rek mu bañ a am problème léegi ci dernier réglage yooyu autorité bi nekk te wax nañu du doon lu yàgg. diir bu ndaw rek dinañu ko mettre en place comme ça tout étudiant avec mérite bu mu am mu mun a dugg ci biir plateforme boobu mu def codification. bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bu liste orange dañoo war a bàyyi xel quota social bi. maintenant administration la ñuy xaar gën a date des élections parce que loolu moom yaakaar naa ñun étant des représentants d'étudiants mënuñu bañ loolu noonu que ni gars yi di prévaloir tamit mérite bi parce que tamit xam nga ñoom ñoo ko gën a kii daal ñoo ko gën a yelloo parce que ñi nga xam ne jëm nañu ba am yenn moyens yi nga xam ne war nañu codifier donc ñu leen a war a codifier ñu am ay chambre au moins mën a continuer seen ay études mais n'empêche pas aussi tamit le quota social tamit dafa war a continuer parce que am na étudiants yoo xam ne tey xëy na amuñu yenn moyens yi leen di mën a permettre ñu kii ñu am ay dëkkuwaay mais ñooñu tamit duñuy soxla ay kii nii logement plus que ñi nga xam ne ñoom ñooy codifier sax te ñooñu noonu tamit war nañ leen a jàppale te loolu noonu mën naa ne coût mënul xam loolu noonu ñun ñi nga xam ne ñooy représentant des étudiants yi di nekk ak ñoom nga xam ne ñoom chaque fois suñu amee problème si ñun lañuy ñëw ñun ñoo leen mën a ràññee boo mën leen a jàppale si loolu noonu mais mérite bi tamit moom la ñu war a gën a jiital si lépp. bëgg-bëgg autorité universitaire yi mooy jox xar kanam gu yees université bi ñoom nag lu ñu bëgg moo di benn fitna bu mu amati ci campus social bi ak pédagogique bi naka noonu loolee waral mesure yees yi ñu war koo teg. ci xibaaru tàggat yaram andi ceeg Malal ci ñoo Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay la ñu njóob. loo ko doore. dañoo tàmbali ak wàllu coupe CAF muy jongante football ci réew Afrique yi ñii di waa Jaraaf ñoom dañoo daal di qualifié ba noppi jëm ci wàllu quart de finale googee jongante waaye faw nu daal di kon yeggali seeni ay jongante moo tax nu daal di kon dem ca Tunisie war a fa laale tey ji ak waa CS Sfaxien Jaraaf ñoom daal di nañu qualifié ba noppi Ligue des champions ca Europe tey jii daanu sóobu ci demi-finale yu njëkk ya ne Real de Madrid moo dee jongante ak waa Chelsea loolu la 19h lay doon jongante la boo xam ne des ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média football démb Kalidou Koulibaly ak waa Naples daan waa Torino ñaari bal si dara ca Italie googa ba léegi ñu jàpp ni démb AC Milan dafa daanu Lazio moo ko dalal ba noppi dóor ko ñetti bal ci dara ci waxtu boo xam ni Crystal Palace l'équipe bu Cheikhou Kouyaté itam dafa daanu Leicester moo leen dalal ba noppi dóor leen ñaari bal si dara. nu wax si wàllu taekwondo Sénégal tabb nañu fukk ak juróom benn ay combattant yi leen war a bokkal ci li ñu duppee championnat d'Afrique war a xewee fii ci weeru juin seen entraîneur nekk itam directeur technique national bi di Abdoul Karim Sow dikk na ci naka lañ leen tànne ak naka la Sénégal war a taxawee si yooyu jongante ngir mën a am ñu ko teewal ca Jeux olympiques ca Tokyo wax na ci ak Soda Thiam. commencé nañu entraînement yi depuis octobre waaye ñun xamoon nañu dinañ participer ci championnat d'Afrique
boobu xamaguñu woon it ne dañ ñu koy jox ay bi ñu xamee ne dañ ñu koy joxe ci la ñu am défi boobu maanaam war nañu mën a organiser ak participer en même temps donc loolu mooy benn défi bi donc bi ñu commencé loolu def nañu camp d'entraînement fenn fu nekk jël nañ fa benn combattant bu meilleur andi ko fii ñu booleen ak équipe nationale ñi nekk fi une semaine di entraîner matin midi ak soir boobu balaa koor yi donc ci gannaaw loolu ci la ñu def ay tests jël ñi nga xam ne ñooy les meilleurs yóbbu leen en regroupement interne donc mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekk ni actuellement donc ils sont au nombre de 16 athlètes 8 jigéen la ak 8 góor léegi nag ak koor gi horaire entraînement yi dafa changé mais il faut savoir que tey objectif yi yëpp mooy organiser ensuite participer waaye ci loolu yëpp ñi ngi xaar 54 pays ak plus de 500 combattants ndax ñëpp dinañ ñëw donc fédération africaine yëpp dinañ ñëw ku ci nekk day ñëw bëgg wut 40 points yi ndax c'est qualificatif pour ranking bi donc ranking boobu ku ci am yenn points yi dina la permettre doo mën a dem ci buuxante bi fële di def ay tests qualificatifs ak yooyu donc tu es qualifié d'office donc loolu moo ñuy permettre que moo tax affaire bi dina metti lool du yomb. nu jeexal ak wàllu basket jëm si coupe du maire xam nañu léegi tableau demi finale yi si jigéen ña ASFO ak AS Ville de Dakar dinañu daje ISEC dina jongante ak waa DUC si góor yi Mermoz mu ak waa DUC noo de kon daje Wakam dina jongante ji ak waa AS Douane Alaji jaajëf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu wax lu soxal wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi gannaaw ay at ñu ko doon xaar Mewane daal dina dalal ni ki week-end gi ñu génn centre de lecture et d'animation culturelle ñu gën ko xam ci tuuru CLAC Abdoul Aziz Mbaye ne woon fi ministre de la culture lañ ko tuddee Mewane mooy ñeenteel bi commune ci Thiès bi daal di dalal benn centre bu mel ni bu bees tàkk Cheikh Anta Diop ngir yeneen i leeral. Mewane di commune rurale digganteem ak Pire toll ci fukki kilomètres nekk ci département bu Tivaouane tey jii de ñi ngi doogaa am centre lecture d'animation culturelle bu mucc ayib jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu cosaan ak jokkalante bi di Abdoulaye Diop dikkoon doon ko inauguré fësal na ne seen yéene moom mooy fexe ba centre yu mel yi bari ci réew mi ngir ndongo yi di ci mën a saytu ak liifantu. Sall accorde une grande importance à la promotion du livre et de la culture. lii dafa bokk ci politique gu njiitu réew mi ngir gën a def promotion wàllu livre fexe nag ba xale yi di lire loolee tax ñu décentraliser centre yi CLAC yi centre de lecture et d'animation culturelle ñu wesaare ko ci réew mi rawatina ci zone rurale yi ndaxte xale yi dañuy soxlay lire soxlay ay jumtukaay waaye nag dañ ci daan am ay jafe-jafe. À travers cette construction de décentralisation de l'action culturelle. maire Mewane di Baara Ndiaye rafetlu lool centre de lecture bi ñu indi fii ci Mewane di sàkku nag ci ndaw ñi kii ñu ko bàyyile di Abdou Aziz Mbaye nekkoon boroom xam-xam daan yëngu lool ci wàllu cosaan xale yi mën a roy ci moom. monsieur le ministre ki ngeen tànn darajaale ko béréb bii di Abdou Aziz Mbaye te ñu xam ko bu baax man yéex na maa xam ni doomu Kajoor la. Mewane la njëkk a tàmbalee carrière am ndax fii la ñëw ci sous-préfecture bi dafa fi stage rural am xamal ma ni ma également ay mbokkam ñi ngi dëkk ci commune Mewane waaye également diggante Tivaouane ak Thiès. daal di fexe ba CLAC bu Mewane bu nekkoon premier ci CLAC yi nekk ci Sénégal yépp benn CLAC bu ko jiitu te loolu lu wér la. loolee tax ñu yëngu ci wàllu caada ak élèves yi nekk fii ci Mewane ñoom ñëpp nee nañ centre bi daañu ko téye seen ñaari loxo te nag dinañ fexe nag ba élèves yi di dem ci centre bi di fa gëstu ak liifantu. niñ ko annoncé woon semaine ji weesu waa Dakar Court daal dinañ lancé appel à film bi soxal compétition officielle ñeenteeli édition wu festival boobee compétition officielle boobee nag ñu ngi koy daal di jégleel film de fiction yu Afrique waaye itam yu jógee ci diaspora bi appel à film bi ubbi nañ ko ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet gi ñu dëgmal mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. Libération xëy ñëwaat ci tiis wa woon ca l'hôpital Magatte Lô ca Linguère ak lakk gu fa faat juróomi liir yu tooy xepp di liir yu matul woon nekkoon ci couveuse yéenekaay bi ne enquête bi ñamu joxoñ mooy personnel ba fa nekkoon de garde ci jamonoy jéey ji ndax nag bi lakk gi am relève ba dañoo waroon wuutu seeni naatangoo kenn gisu leen woon ak i gët yéenekaay bi ne ay daan ci seen wàllum liggéey nag moom munta ñàkk fileeg ak topp wala déet ci wàllu yoon ci source a nijaay kuñ naan Maymuna Sow ñàkk ca liiram bu jigéen di
ci yàq lu ne waa l'hôpital ba moom Ada Kambel la mu ca wax mooy amul woon benn agent bu ay garde rax ci dolli saal yi ñu ne ko ràpp tëj ca kaw gune moo waral ñu daal di asphyxier maanaam xëj Ada Kambel ne bu fa fekkoon ab garde sax mu mën a jëfandikoo extincteur ba di jumtukaay yooyu ñuy fay lakk ngir dakkal mbir ma source a ci weneen wàll ne démb gendarmerie Linguère déglu na chef maintenance hôpital ba waaye nee na lakk gi moom jógeewul ci court-circuit ba tey ci wàllu woowee ak tiis ba ca Linguère laas xamal ñu ne bilan bi gën na diis ndax ñaari liir yéenu rawale woon ca Matlaboul Fawzeyni ca Touba Mbacké mujj na ñoom it faatu muy kon juróom-benn ñu ci génn àddina ci hôpital bu Ziguinchor la ñuy des ak laas yéenekaay bi ne foofee liggéeykat yay tàmbali ab grève tey jii grève ñett ci fan urgence yi ak service minimum rek la ñuy def ñu ne li waral nag seenug mer ñàkkum jumtukaay ca la ci hôpital ba ñàkkum ñu ne spécialiste jafe-jafe ngir liggéeykat yi tarde mi ñeel payoor yi ak yeneen dañuy des ak wàllu wér-gu-yaram ak le témoin mi waxtaane liggéeykat yi kër docteur yi faral di lankal kilifa yi affecté guñ leen di affecté ci kaw gi ak lank gi ci boppam jëm ci wàllu affecté gi ni mu sooxeele paju mi ci Sénégal misaal gi di ñetti gynécologue yi lankoon a dem liggéeyi Kolda laaj bi yéenekaay bi def nag ngir ak pencoo mooy ndax ab médecin bu état bi jël sañ na lank affectéem fenn ci goxi réew mi ñenn ci docteur ci yéenekaay bi leeral ne yëf yi du ak lank de waaye nag lanuy ñaawlu mooy ñàkk jumtukaay ci paju mi ñeel gox yenn ci Sénégal nga nekk léeg-léeg benn spécialiste ci goxab lëmm di liggéey 7 jours sur 7 doo am keneen ku la jàppale ca nag buñ la fa affecté fàtte la fa bëgg a ñëwaat wala ñu jële la fa dalay të witt ba yëf yi mujj ci démission ak yeneen faaw ñu ne kon affecté yi di ànd ak luy sawarloo nit ki docteur Amadou Sow médecin légiste la moom ba tey ak le témoin la mu gis mooy faaw ñu daal di yeesal réformer système spécialisation ci réew mi maanaam di recruter médecin bi ci buy tàmbali rek spécialisation ngir mu bañ di am lay ak yeneen di lànk bu nu ko yóbboo ci région bi wala muy dem bitim réew ak yeneen docteur Sow di leeral nag ne ministère de la santé cote moo am sañ-sañu njoxem ndigal ci ki bëgg a faje ci wàllu privé ordre des médecins mu ne xalaat rek lay joxe di avis leneen lu amagul saafara su weesoo jafe-jafe affecté ñeer spécialiste yi kër docteur yi mooy njaayum garab yi ci anam yu dëppoowul ak yoon Le Quotidien ne méttit wu amagul saafara la dëgg ndax nag ginnaaw li ñu sisiroon ca Patte d'Oie week-end bi douane bu Sénégal tegaat na loxo yeneeni garab yu bon li Quotidien ne douane bi moo defatike ak manoore ak sisiram drogue ak garab yu bon La Tribune ne valeur u fanweer ak juróom-ñetti millions la dañuy des ak La Tribune ci boppam mi xëy di wër ñu ne ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi Serigne Mbaye Thiam ndax dañu ne dañu mes jamono yu ñàkkum ndox di law ci gox yenn ci Sénégal wàllu mbalit mi moom ak yorin wi leerali ministre Ablaye Sow ak xibaar yi doon laam-laamee ni dañ ko bëgg a dénk ay Sri Lankais ci Les Échos jëwriñ ji ne dara jotaliwu ko ak waa Sri Lanka ca nag li leer mooy mbalit mi moom kenn du ko jox ab société bitim réew Mass Thiam jiital UCG ci yéenekaay bi di xamle ni société bu bees bay ñëw ñeel wàllu yorinu mbalit mi état bu Sénégal moo ci ëppi cër ak collectivité territoriale yi ñu des ak Les Échos mi dalal tey Adama Faye rakk la bu soxna Marième Faye Sall première dame bu Sénégal xalaat bi mu am moom Adama Faye ci wàllu wërëm weer gi ak réero yi ci jamonoy koor saa su ne mooy ñu tas benn konakok maanaam kuréel gi ñu dénk ceenum weer bi taxawal ay comité communaux mu ne ñoom ñëpp nag ministère intérieur boole leen yilif bu ko defee di génne ay arrêté ñu umandoor di woorandoor goro ba président Macky Sall du sax xëy na weer weeku ëlëm jamono yi waaye ci wàllu politique Mimi ABC maanaam soxna Aminata Touré Alioune Badara Cissé observateur ko xëye tey ne ku jooraw xeer rek jox sa morom yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne guerre positionnement ba tàmbali Sud Quotidien moom njeexite yi wotey gox-goxaan yi am ci wotey député yi ñëw 2022 la xëye tey di ko jàngatandoor ak ku mel ni professeur Ibou Sadé jàngalekat ci wàllu science politique ca UGB ak Serigne Thiam enseignant chercheur ca université Cheikh Anta Diop Ndakaaru local yi Sud Quotidien jàppee ko ay primaire maanaam cegg gi laata lamb ju mag ji Le Soleil ci wàllu koom-koom la xëy tey moom dem ca xolu Casamance ca dëkk buñ naan caax yéene kaay bi ne muy ci arrondissement Diouloulung di ca Sindian l'armée bi raxas na foofu fépp tàqale askan wa ak trafiquant yamba yëf woon ak wàllu ëkk garab yi muy dëkk bi di Mongoon Boussonor Bolonguir Nema Jinare ak Tambu yëpp léegi askan wa ñu ngi jublu ci mbayum kaani gi ca mu dox lool ci ñoom ñuy jeexale delloob njukkal gi waaye sargal gi ñeel tey bindkat bu mag ràññiki lool macha allah ci Sénégal soxna Aminata Sow Fall di màggal juróom-ñett fukki atam tey seede yi tukkee fu ne ci Le Témoin dale ko ci Souleymane Bachir Diagne Louis Camara Nafissatou Dia Diouf Rahmatou Seck Somb Adi Anne Moustapha Tambadou Mariama Ndoye colonel Moumar Gueye Fama Diagne Sène ba ci Abdoulaye Racine Senghor ñëpp ànd maase ci xereñ gi ñeel soxna si macha allah kàggu mu am solo bi mu doon ci wàllu mbindu ak taxawaay gi nepp soxna ci penc mi joyeux anniversaire grande dame ni koy naata ngoom bindee ci yéenekaay bi ñi ne ko Linguère ñi des ne la dame en majuscule la référence